enregistrement donc daa ci ñëwaat ni ci maanaam l'exclusif ñu wax ni bi mu dégloo jeunesse ba pare lu bëgg a dérouler ma wax ni ma répété ko ni jeunesse bi li ñu doon manifester maanaam ay ñaxtu yu bare yu dajaloo la li naa ni dal toq ndox bi nga xam ni moo toqu ndox bi nga xam ne bi mu daanoo ci paan bi moo tax paan bi tuuru mooy maanaam depuis 9 ans ñaxtu yeeg métti yeeg ñëpp li ko muñ moo dem ba moment boobu nag affaire bi jaaree foofu nag mu daal di tuuru kon buñ ko yemalee ci jeunesse bi rek day daal di nekk loo xam ne ni jàpp naa ni kon erreur lay doon naam ci la bokk ndax problème mu emploi problème mu jafe-jafe yooyu am na fi problème survie am na fi waaye problème de liberté daf fi am ma wax sànq nii Abdoulaye Wade bi mu fiy jógee dafa yóbbu Sénégal ci benn niveau de liberté d'expression boo xam ne moo taxoon mu bàyyi nit ñi ñuy dem ba place de l'indépendance di fa def seen ñaxtu indi seen télévision loolu ci ñëpp ci teg seen bët liberté d'expression moo taxoon Abdoulaye Wade bàyyi assemblée nationale le 23 juin nit ñi ñëw ci grille 23 juin bi maa ngi gis maa ngi fàttaliku image imam Mbaye Niang boobu taxawoon ci grille bi ki nekk ministre directeur de cabinet xaw ma adjoint Macky Sall liberté d'expression boobu nit ñi ñëw exprimer seen li leen metti devant l'Assemblée nationale cette même liberté d'expression moom la Abdoulaye Wade defoon ci bi muy inauguré monument de la Renaissance ñoom Ousmane Tanor Dieng dañuy marche ci jour bi xam nga ni te ay chef d'État africain war a ñëw bokk ci inauguration bi ci même jour bi kii de Aliou Marème la sama mbokk Aliou Marème xanaa daa bëgg a bokk Bluetooth mode. allo 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 waaw Aliou. waaw grand def. ouais ça va. ça va bien. ah. ma ne maa ngi doon gis appel bi bi may woo sànq la. ah d'accord maa ngi doon def revue de presse bëggoon la invité. oui man maa ngi doog yow xam maa liggéey guddi nii la semaine bi. oui léegi laa jóg nii rek gis sama téléphone gis na yaa ma doon woo quoi. bon man non maa ngi en direct ni kay. ah ok ok. waaw non bu fekkee ni kii nga tamit mu jël la bon on peut dialoguer am problème. waaw léegi garder ligne bi rek après maa ngi lay dugal bu ma commenté ba pare laaj la sa xalaat. waaw kon xaaral ma dégluwaale ma di ko dégluwaale. d'accord waaw ok d'accord waaw kooku Aliou Marème la moom laa leen doon wax ni suñu correspondant bi nekk suñu collaborateur bi nekk Allemagne moo doon dugg noonu sànq dama ko doon woo jotuma ko am mais xam naa ne léegi dina dugg pour participer ci revue de presse bi kon ma wax sànq ma ni exclusif li Macky wax ni mi ngi déroulé wax naa ci liberté yi ma ne leen Abdoulaye Wade dafa yóbbu ci niveau liberté boo xam ne ni ci Sénégal waxuma la Sénégal mais ci Afrique amul fenn ban dëkk nga gis ngay inaugurer monument de la Renaissance lu ëpp fukki chef d'État war a ñëw ci même jour boobu opposition bi dañuy marche ci même jour boobu te Wade a accepté
marche gars yi marche le matin ba 13h 10h ba 13h 14h alors chef d'état yi seen premier avion mi ngi commencé wàcc 15h maanaam 1h moo am ci diggante bi. Alors cette démocratie là cette liberté d'expression bu ñu xoolee entre 2012 ba 2019 ni mu wàccee dafa ëpp waaw moment bi may wax ak yéen ni à titre d'exemple ñi ngi wax ni Guy Marius Sagna Assane Diouf ak xawma Clédor Sène war nañ leen entendre lundi pour xool seeni mbir. Dame Mbodj wax na fii ci télévision bi ci rajo bi mu ni bi nga xamee ne dañuy marche moom ci yoon wi lañ ko dabe téye ko ñële ñoom dañoo ñaaw njort ni dañoo bëgg a def ñu téye leen ñii boo defee demande de manifestation même buñ la koy accordé la c'est à quelques heures avant lañ koy def et léeg-léeg sax ñu kii ko donc c'est liberté d'expression ak l'opposition nga xam ne dafa baax ci réew nga ni da nga bëgg a réduire opposition à sa plus simple expression te loolu boo xoolee ci defalin maanaam tout ce qui est opposant rek presque anéantir nañu ba anéantir parti yi dañuy dem ba à un certain moment donné la société civile la presse dañuy dem à un certain moment donné dafay nekk benn mbir moo xam ne ni dafay dajaloo te bu dajaloo rek mooy indi manifestation yi donc le président wax ni Macky déroule après avoir écouté la jeunesse man dama war après avoir écouté son peuple loolu laa gënoon a jàpp la jeunesse bi parce que mbir mi du jeunesse bi donc mbir mi le secteur informel mi ngi ci biir mbir mi jaaykatu fonde yi yu ñu doon jaay ci guddi ñu ngi ci biir mbir mi ñu bëgg ñu licencier ñu ngi ci biir parce que y a des entreprises qui ont fermé kon nag na président wax ni après avoir écouté son peuple Macky mi ngi déroulé mais bu fekkee ni jeunesse bi donc ci la basé wu loolu problème la. beneen bi aussi ak yéexi jaaxal bu nekk ci bopp nit ñi ni troisième mandat mi nga xam ni ba léegi dafa nekk ci bopp nit ñi yéexi jaaxal boobu. moi je pense que ces problèmes là yooyu yi ñuy déroulé bu fekkee ne communication bi ñuy def la war nañ ko leeral Sénégalais yi carrément su ko defee ñu xam fi ñu jëm daal moo gënoon neex tey ñu ni ñu ngi dem élection président Macky Sall ni moom kat comme 2 ans moo ci des élection yi moom mu ngi xamal Sénégalais ni moom du ci bokk. daal di commencé def ay tànk yoo xam ne mu wóor ko ni moom mi ngi préparé ci parti koo xam ne nii leer na ko ni kii mën a nekk candidat loolu bokk na ci li indi jiixi jaaxa processus électoral bi nga xam ne ci la ñuy demee fichier électoral boobu yëpp ñu teg ko tàmbal ko teg ko ci table boobu opposition bi ak pouvoir bi d'accord ci. je pense que loolu moom bokk na ci li nga xam ni bu fekkee ni ci manifestation yi loolu wax naa ni mi ngi déroulé loolu war na bokk ci programme bi mu war a déroulé. Dakar Times nee na lutte contre pandémie la pandémie des faux médicaments maanaam am na ay garab yoo xam ne nii day wuyoo garab yi waaye du garab yu baax donc loolu nekk problème boo xam ne nii war nañ koo xool sax waxoon nañ fii xam nga maanaam mbirum mbas réew bu ne man jàpp naa ni war ngaa am loo xam ne yaa koy jimal sa bopp maanaam fii dañoo am suñu aada ak cosaan boo xam ne am na ay garab yoo xam ne ni am nañ ko temps yi passé maa ngi doon dégg ñu naa Samba Ndiaye nee na bu ñu wutee mbërëb boofu boole ko bisaab xaw ma daan baax na ci am na ñoo xam ne ils ont utilisé néew ma ne bu ñu jël garab yi waaye lu mel ni bu amatee ñi nga xam ne ñun dañoo bokk ci ñun nañu wut ay pexe ñoom ñu wut ay pexe yoo xam ne nii xaj na garab yi loo xam ne bu ñu ko defee loolu mën naa faj mais gis nga garab yi yow defaroo ko xamoo nuñ fu ñu ko defaree wala xam nga fi ñu ko defaree waaye xamoo lu nekk ci biir
ah léegi nag gars yi situation yi mel ni dañ ci profité di indi ay garab yoo xam ne baaxul donc man Covid bi daal ga médicaments yi loolu laa ci xalaat. Tribune dafa ñëw ci bataille rangée entre bandits et policiers waaw nee nañ daal ci Pikine dañ fa démanteler benn réseau boo xam ne waaye ci xeex bi bandits yi ils étaient tellement armés ba gaañ nañ ci sax benn policier xam nga loolu mooy wax nañ ni dañoo foncé wu directement ci maanaam li kon xam nga ñi faale wuñu police segam nag en temps de paix le bandit yi di def ni seulement en temps de manifestation donc policiers yi je pense que war nañu gën a renforcer seen effectif loolu aussi dafa bokk ci recrutement ay jeunes parce que tamit Pikine la population de Pikine presque romb na 1,5 million habitants Pikine dafa war a am hôtel de police waratul am ay commissariat Pikine hôtel de police la war a am comme yu nekk Touba nekk Tivaouane hôtel de police parce que Pikine ak Guédiawaye presque benn département la woon mais léegi ñaari département la mais amuñu hôtel de police dafa foofu c'est la banlieue donc dañoo war a renforcer foofu maanaam def fa hôtel de police bu mag maintenant les commissariats ñu xaw leen kii tuuti ñu xaw a soulager wu un peu mais boo jëlee Pikine boobu commissariat bi fa nekk mooy bu nekk ci kii bi tali bu mag bi je crois waaye tali bu mag bi ci booru jumaa ji à part boobu am na beneen bu nekk fële ci caaro yi boo ko xoolee te Pikine ni mu dey je crois que loolu mooy solution bi donc bataille rangée boobu am entre bandits et policiers kon nag war nañu renforcer suñu police bi. témoin de moom nee na entre Cheikh Kanté Aliou Ndoye ak Boubacar Sadikh Bèye la guerre de Ndayane fait rage waaw nee na diggante maanaam Cheikh Kanté ak Aliou Ndoye ak Boubacar Sadikh Bèye xeex baa ngi ni kor lu ko waral maanaam ko war a gérer port Ndayane xam nga lii moom xam nga état gis nga bu ñu namee ministre de la République dafa am lu ñuy génne benn décret ñuy wax répartition des services de l'État maanaam ministère bu ne ñi aju ci ñoom dañ koy décret moo koy matérialiser kon kay te état ni muy fonctionner kay lii warul am coow entre Cheikh Kanté Aliou Ndoye ak Boubacar Sadikh Bèye la guerre de Ndayane xeex waru fa am nañ dem ci décret de répartition des services de l'État c'est tellement simple parce que y a des problèmes yoo xam ne nii suñ ko posé rek dafay mel ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu kanam daal xamu man comment il fonctionne waaw loolu rek la amul leneen warul coow waru fa am na décret de répartition des services de l'État moom mooy wax ni kii fii la bokk kii fii la bokk kon nag guerre waru fa am waaw. Walf Quotidien suspension des signaux TV attaque contre des groupes de presse panique chez les journalistes terreur sur les médias waaw nee na aj yi ñuy aj maanaam signal bi maanaam li tax télévision yi di tàkk ak cong gi ñuy cong groupe de presse yi dafa indi jaxasoo ci biir journalistes yi ba ñu def une plainte contre X dans le circuit gis nga nag titre bi xam naa ni
Aliou mi may dégg wala Cheikh Niang mi may dégg dafa laaj taxaw seetlu lan moo tax ba Sénégalais yi di attaquer presse lan moo tax ba Sénégalais yi di attaquer journaliste lan moo tax ba Sénégalais yi di attaquer maanaam les groupes de presse. Man jàpp naa ni Sénégalais yi dañoo analyser maanaam xam nga presse dañuy wax ñooy 4e pouvoir xam nga pouvoir mooy ci réew buñ ko dee wax comme ni ñuy waxee ni 4e pouvoir boo déggee ñu naan 4e pouvoir dañu naa président de la République d'ailleurs pouvoir. Député yi nekk assemblée législative dafa am pouvoir justice bi dafa am pouvoir waaye ñu ni presse bi tamit moo nekk 4e pouvoir xam nga pouvoir moom boo ko amee ci réew mooy am doole daal am nga doole kàttan loo xam ne daal buñ ko dee xool daal sa doole joo xam ne daal danga ko am sañ-sañ boo xam ne danga ko am. Président de la République dafa am sañ-sañ moo tax muy def décret député yi dañoo am sañ-sañ moo tax ñuy wote ay loi ñoom rek ñoo am sañ-sañ wote ay loi ñoom ñoo am sañ-sañ di maanaam saytu koppari réew mi justice moo am sañ-sañ di atte kenn amul atte am sañ-sañ atte ku justice léegi nag pouvoir bi ñu ne nag gis nañ ni moom bien vrai que newu ci constitution bi mais gis nañ ni moom it ñooñu ni ñu amee pouvoir noonu la presse amee pouvoir lu tax nag presse bi ñu woowee ko 4e pouvoir moo di presse bi moo taxaw fii léegi comme maa ngi taxaw fii di wax donc sama nekk léegi Aliou Maré nga Allemagne dugg ci rajo bi wax xam nga loolu mën nañ considérer ni pouvoir la parce que am na ñu ñuy déglu donc pouvoir boobu presse bi am. Nan lay utiliser jumtukaay boobu mi mel ni Ndiaye Paye yor fii rajoom rek di sëgg ci Cheikh Niang di ko yàq lu mel ni xame ndax Cheikh Niang kat jiwoowul ak Aliou Marème te Aliou Marème sama xarit la wala maag Aliou Marème déggu nañu ma yàq Cheikh Niang lu mel ni xame dañoo jàpp ni pour résumer ni journal boo gis dafa am ku nekk ci ginnaaw. dafa am ku nekk ci ginnaaw ma joxe ci benn exemple bu ndaw wax naa ko fii ma ni bi nga xamee ni coow li am na signal bañ lañ dagg signal Walf Fadjri ak signalu Sen TV revue de presse bi ko daa waroon di ànd ak ndékki njóobi nii dafa day ma summi Walf Fadjri quotidien ak Sen TV ñoom lañ dagg seen signal ñu bàyyi yeneen rajo yi yooyu ñu bàyyi population bi dañuy xalaat ni rajo yooyu ñu bàyyi kat dañoo ànd ci beneen côté bi mais loolu moo waral gars yi songu li war a tax gars yi songu TFM loolu bokk na ci lu tax ni songu TFM ak Soleil te pourtant manifestation defee kenn songu leen mais lu tax nit ñi xalaate noonu ñoom dañuy jàpp ni suñu gisee ni maanaam jumtukaay boobu ka fa nekk maanaam nit ñi jàpp ni dafay jàppale nguur gi léegi la ñuy bind ak la ñuy wax nit ñi dañ ciy bàyyi xel ndax mënoo wax groupe des médias te doo xalaat Youssou Ndour kan mooy Youssou Ndour il est ministre conseiller du président de la République ainsi de suite donc groupe de presse boo gis am na ñoom ni ñu koy gisee. boo demee ci le quotidien bu ma jàmbal la même chose vision boobu la ñuy am ci moom parce que dañuy yaakaar dafa jigee pouvoir bi léegi nag loolu moo tax ñu ni presse bi dafa nekk 4e pouvoir boo xam ni léegi ci wàllu mbind ak wàllu wax li la ñuy wax ci population ba loo xam ne nii da lay wóor ni lii maanaam ak tooñ mi ngi ci biir wala c'est pas fondé mooy comme li ñu fa defoon ci critique rek xëy sëriñ si daal di ni waa opposition bi léegi demande na opposition bi ñu bàyyi seen manifestation bi waa ji xëy bind ci journalam ni loolu sëriñ si waxuñu ko
voilà les problèmes donc te lii nag moom du fi gan te ñaareel bi man jàpp naa ni léegi journaux yi ak rajo yi il faut ñu xool que le monde a changé maanaam les médias là dafa changé maanaam rajo yi comme nii rek ñun on a notre rajo fii mi ngi ci site internet bi yaa ngi dégg boo ñu waxee loo xam ne du noonu ñun ñu ñëw weddi ko donc dina dem à un certain moment donné maanaam presse bi ci boppam ñoo war a xoolaat seen tooguwaay xool ñi nga xam ne léegi ñoo nekk ci biir presse bi parce que tout le monde est journaliste l'animateur qui fait de la musique est journaliste l'animateur bi nga xam ne déglu rek li ma la wax ni émission yi jaar ci kii yëpp da ngay gis ku ñëw rek il anime booy animé tu invites des politiques te yow gëstuwoo jànguloo ko xamul nekk presse bi dañu invité rek nga nekk sa télévision invité un Ndiaye Père mu ñëw toog nga naa ko waa nangam na je pense que presse bi ñoo war a xoolaat seen toogaay ñi yor presse bi ñoo war a xoolaat seen toogaay am na ñoo xam ne nag am nañu seen ligne éditoriale boo xam ne nii ay la yéwén moom du changé waaw Sidi Lamine Niass loo ko mën a waxal ku ne xam na ni musul ànd ak pouvoir Sidi Lamine Niass da daan combattre injustice ku fi nekk bu pouvoir bi doxalu yoon kum ci tàmbel muy yow waaye boo demee ci pouvoir bi mu dem taxawaat fële noonu la nekk woon ak Abdou Diouf noonu la nekk woon ak Abdoulaye Wade noonu la nekkee ne Macky Sall donc presse bi loolu la ñuy xaar ci ñoom léegi nag journalistes yi nag ñoo war a maanaam xoolaat seen bopp parce que nit ki boo utiliser benn arme parce que am na fu ñu wax ni journal Leral bi journaliste bi fa ne woon dafa démissionné parce que nee na dañ ko doon menacé parce que mu ñoo doon génnee kiiwu Adji Sarr boobu ñoom ñoo ko doon def ñii dañ ko doon woo di ko menacé tout ça mais am na ñoo xam ne c'est de bonne guerre ñi ànd ak Sonko tey bu ñu gisee ñoo xam ne dañuy def loo xam ne day néewal doole Sonko ku ci nekk ak arme ba ngay utiliser am na ñoo xam ne dañuy wax am na ñoo xam ne duñu wax am na ñoo xam ne dañuy ku nekk ak na ngay réagir donc moi je crois que médias yi ci dans le traitement de l'information jàpp naa ni war nañ koy étudier waat bu baax ci niñ koy defee te loolu nag bu njëkk danaan am rédaction bi dañuy toog rédacteur en chef bi toog journaliste bi toog ñu ne waaw tey journée tey bi lan la ñuy waxee wala lan la ñuy waxtaanee ñu ne lii ak lii la ñuy waxtaanee lan lañ ciy wax lan lañ ci dul wax ainsi de suite mais léegi loolu amatul parce que léegi lu tax amatul moo di léegi réseaux sociaux yi dañoo ñëw yow fi ngay nekkee di étudier maanaam bon lii xew fële lan lañ ci génne ak lu ci génnee mais benn waaye nga yor portable léegi daal di koy filmer fi saa si maanaam yow bala moo ñëw rédaction gars yi filmer nañ affaire yi ci saa si ba Sénégalais yi jot ko yow la boo fa nekkee nag léegi di analyser naa day dem rédaction ñu xool lañ ci gën fekk boobu nit ñi jot nañ information ba pare qu'est-ce qu'il faut faire mais maintenant boo xoolee léegi presse bi presque ñëppay def direct média yi presque ñëppay bu événement amee léegi rajo yi seen bopp amatul maanaam rédaction amatul dara dañuy teg seen caméra rek daal di filmer tout direct lépp loolu moo lay wan ne kon le monde a changé donc il faut ñu xoolaat seen kuréel googu ci doxalin bi. Sud Quotidien, constitution d'une plateforme politique unitaire face à Macky Sall waaw gars yi de loolu lañ wax nee dañoo bëgg def benn kuréel boo xam ne daal benn plateforme jàkkaarloo Macky Sall ci photo bi nag gis nañ ci Sonko gis nañ ci Babacar Diop gis nañ ci Gakou Khalifa Sall ak Y'en a marre plateforme moom du coalition bu ñuy jaawale plateforme du coalition parce que nit ñi saa yoo waxee ni ñi ànd nañ dañu naan pourquoi parti sangam bokku ci xam nga fii gisu leen fi PDS gisu leen fi peut-être Mamadou Diop Decroix ak yeneen parti yi newuñu fi donc gis nañ fi Sonko ak Gakou ak Babacar Diop ak Khalifa Sall ak Y'en a marre plateforme moom dara nekku ci da ayul daal en quelque sorte maanaam la ñoo xam ne dañuy déggoo ci ay mbir maanaam
bu ñu nee tey élection yi d'accord nañu dañoo war a respecter calendrier électoral bi ñu ne léegi ñoom d'accord nañ ci ñu respecter calendrier électoral bi d'accord nañ ci fichier bi nii lañ koy doxale vote bi nii lañ koy doxale loolu jotewul ak bu ñu demee ba nga xam ne nag yëpp yi nee na yem nan la ñuy demee élection dañuy ànd wala duñu ànd donc un front loolu dara newu ci léegi yeneen parti yi nga xam ne ñoom gisuñu seen bopp fii mën nañu créer beneen front xam nga en 2012 bi Abdoulaye Wade di daanu dafa amoon ay Macky Sall mi daa amoon kuréelam Benno Siggil Sénégal am kuréelam même Tanor sax dafa am benn Tanor am Macky 2012 am ndàngam donc ñeneen ñi mën nañoo def seen plateforme bu ñu demee ba pare nag ñaari plateforme yi am na fu ñuy demee ñu am convergence de vue maanaam ñu daje ci ay poñ yoo xam ne ñoom d'accord nañ ci loolu nag bu paree nag xëy na nag bu ñuy dem élection comme ñoom d'accord nañ ci ay poñ yi ak yi d'accord nañ ci yi ak yi d'accord nañ ci léegi kon ñoom war nañoo mën a ànd maintenant pour mën a dem ci ay élection wala ni la ñuy dem ci élection locale ni la ñuy dem ci législative mais plateforme bi déjà il faut mu am plateforme bi da leen di tënk ba nga xam ni lu waaye wax rek day engagé plateforme bi kenn du amati sañ-sañ daal di génn gaa ko génn wax fii lii wala Khalifa Sall génn wax fële lële wala Sonko génn wax fële lële lépp lu ñuy waxati léegi dañ koy nas ci plateforme bi donc plateforme bi la ñuy faa dem maanaam bu amee benn poñ mën nga ko waxtaanee ci sa parti boo ko waxtaanee ci sa parti ba pare nag parti yi bu ñu dajoo ñun suñu parti lii la xalaat kii ni suñu parti lii la xalaat ñu daal di tënk benn mbir ñëpp doxee ci loolu mooy njëriñu plateforme te boo xoolee maanaam composition bi ni mu demee nii ñu war a mën a ànd lañu parce que Khalifa Sall yàgg na ànd ak Y'en a marre yi Gakou il a été du régime parti socialiste c'est ça oui Sonko il vient de sortir il a eu le soutien de Khalifa Babacar Diop la même chose aussi parti buy jóg la il a eu à soutenir Idrissa Seck te moom it am na ay convictions léegi il appartient aux autres partis ñoom it ñu mën a croiser les bras ku ci mel ni le PDS ku ci mel ni la LDMPT ku ci mel ni waa AJ ak yeneen groupe yi nga xam ne ni nekk nañ ci yeneen kuréel yi je n'oublie pas Mamadou Dieng ba Arc-en-Ciel moom it war nañ cee mën a bokk ñu regroupé Pape Diop la même chose ñooñu war nañoo mën a ànd kuréel yi mën a ànd bu ñu paree nag ñu def seen jonction voilà man loolu laa xalaat ci li nga xam ne nii moo di constitution plateforme unitaire face à Macky Sall. Las ñëw ci la presse hors de bataille nee na daal saaga yi ci net bi ak menaces yi contre liberté d'expression bi daal ñoom jëg nañ ci taxaw tem waaw loolu daal nañu daal na il faut mu dakk saaga yi ci kii bi daal internet bi daal ñoom nañ ci jóg taxaw donc mooy li ma commenté sànq rek bon saaga moom amul man daal débat d'idée laa xam waaye saaga nag xañ na Sénégal aussi dafa am lu ñuy tuddee la violence verbale parce que nit ki tamit léeg-léeg nga touché ko foo xam ne nii du ànd ak sagoom léegi li mu mën a def xañ na mooy loolu rek la am comme arme waaye yaakaar naa ne kenn du jóg di saaga nit comme ça nii rek di saaga nit rek comme ça mu neex la rek nga saaga nit waaw kon débat bi war nañ ko xoolaat ci côté boobu en tout cas daal li muy ñaax ñi nga xam ne ñoo fi yor presse bi la presse kër yi nga xam ne ñoo seen xam-xam dafa màcc jëm ci presse nañ xoolaat doxalin bi nañ xoolaat ñi nga xam ne ñi ay journalistes lañu ñu ne ñi ay journalistes lañu ñu jouer le rôle de journaliste nañ xool ñi nga xam ne ay animateurs lañu ñu jouer le rôle d'animateur ñi nga xam ne rédacteur en chef lañu ñu jël rédaction en chef waaye nag su fekkee ne da ngaa yor sa presse boo xam ne aussi yow waa ji doo ko fay salaire doo ko jox bulletin de salaire au niveau social doo ko verser cotisation IPRES doo ko verser cotisation IPM nga yebal ko nag maintenant mu couvrir kooku yaa ngi koy mettre devant le fait accompli il faut ñu assainir le secteur de la presse waaye su fekkee ne yow da ngaa xëy chaque jour nga bëgg a xëy est-ce que Sénégal
am na problème yoo xam ne chaque jour journaux yi war nañoo bind loo xam ne nit ñi dañ koy jënd maanaam xew-xew yoo xam ne nii chaque jour war na mën a am nit ñi di jënd journal mu amul fi moo tax boo xoolee benn bu xew-xew bu amee presque ñëpp koy bindandoo voilà kon loolu mën a commenter ci maanaam laas li mu xëtee ci loolu. Les germes d'un retour enquête nee na réhabilitation politique ak Karim Wade nee na daal gis na ay signes yi wane ne daal Karim ak Khalifa daal ñi ngi jàpp nañu ñi ngi waaj a dellu si ñu delloo leen seen àq ak seen yelleef lu tax nee na parce que daal gis nañu ne Macky Sall maanaam paysage politique bi daal léegi dañuy wax Macky rek ak Sonko Macky Sonko Sonko Macky Macky Sonko Sonko Macky alors nee na pour mu casser loolu nag il faut mu indi Khalifa ak Karim su ko defee dinañ wax Macky Sonko Khalifa Karim loolu la enquête wax man gisoo ma noonu maanaam Khalifa Sall ak Karim Wade seen ñëwaat warul dépendre ci Sonko Macky déedéet Khalifa Sall ak Karim dañ leen a tooñ ba CEDEAO wax ni kii nee nañ ko sax nañu war a reprendre procès kii CEDEAO wax ne ni ñu ko def jaaduwul dañ leen war a réhabiliter sans condition waaw loolu lañu war a def parce que dafay mel ni ñoom bu ñu leen indiwaatee ci maanaam côté boobu c'est comme maanaam affaire Sonko Macky moo tax ñu indiwaat leen waaye duutul réhabilitation bi nga xam ni moom la CEDEAO waxoon man noonu laa gisee je peux me tromper waaye gis naa ni daal ñaari cas yi bu Sénégal yi jàpp mukk ni bu leen di delloo seen ak ak seen yelleef c'est parce que y a le cas de Sonko bañ ko waree def yàgg na d'ailleurs Alioune Tine am na lu mu wax fi nee na lii waroon naa am depuis ci Massalikul Jinaan ku ne xam na Ablaye Wade fi mu jaar ak Macky Sall waaye bu ko sëñ bi ñaanee ni ko ci Massalikul Jinaan dama bëgg nga ñëw jubale ko ak Macky Sall mu ñëw fa ak malgré son âge mu ñëw fa dugg foofu génn ànd ak moom yëkkati loxoom je pense que moment boobu moo gënoon nekk moment boo xam ne waroon na ci profiter pour réhabiliter Karim ça n'a pas été fait man moo tax depuis loolu yii dama ciy maandu gis nga wax gars yi waxante nii ñoom ils reculent pour mieux sauter su fekkee ne mën nañoo sauter yëpp moi je crois qu'ils vont le mettre de côté loolu laa gëm ñii la bañ leen war a réhabiliter mooy ba ñu nekkee ci CEDEAO wax ONU wax ni na leen delloo seen ak seen yelleef boobu la ñuy waroon def te la xawoon Gambie ba président Macky Sall dem Gambie réhabiliter maanaam en tant que kii CEDEAO ni mu defoon ba réhabiliter Adama Barrow loxoom jële fa Yaya Jammeh même loolu moo requête boobu moo amoon ci niveau CEDEAO donc Khalifa Sall ak Karim Wade dañ leen war a delloo seen ak seen yelleef sans condition man loolu laa gis. Source A de moom mi ngi ñëw ci nee na nañ def test ADN diggante Sonko ak Adji Sarr 18 milliards méconnus 18 milliards sont reçus dans le cadre de la défunte concession de nos autoroutes à péage waaw nee na 18 milliards daal lañ ci jot ci autoroute à péage wax naa ci Aliou Marème doon na ci wax keroog ci mode de maanaam loolu li mu wax sax dëgg la parce que maanaam xam nga fii heureusement que y a les réseaux sociaux heureusement que nit ñi léegi duñ dégg xabaar rek daal koy gëm dañuy dem seeti ba xam revue de presse Ndiaye PAI bi baa ñu déglu feneen ak feneen mais duñ la wax mukk lu ci biir xam nga ni Ablaye Wade du cuune Ablaye Wade du defar autoroute à péage di bàyyi nit ñi di fay loo xam ne nii jaaduwul gis ngeen li xewoon ci aéroport Blaise Diagne xam nga groupe Ben Laden moo ko yoroon mais gars yi bi ñëwee dañu projet bi dañ koo ñëw jël dindi ko ci groupe Ben Laden jox ko keneen mais ñii aussi bi ñëwee li Ablaye Wade tegoon pour maanaam autoroute à péage bi ñoom dañoo indi beneen doxalin mais duñu la wax la fa Ablaye Wade bàyyi woon ak na ma ko bàyyi woon déedéet mais dañuy wax loo xam ne ni
da nga yaakaar ne sax ñoom lañ fa doon def sax dara baaxu ci voilà donc waxoon naa ci je crois que Alioune wax na ci keroog loolu la demee faisons un test ADN xam nga mooy yeneen sax traité nañ ko cas bi wax dëgg yàlla Sénégal yi dañoo fatigué ci mbir mi man ñaari affaire laa ci retenir moo di situation bi waa femme bi génne nii jàpp naa ni moom ba mu waree génne weesu na di olof di wax naa ne wax dañ ko war a wax ca moment bi ñu ko war a waxee soo ko waxul ci moment bi ñu ko waxee war a waxee ba wax ba weesu du amati benn sens loolu la ñu wax naa jaan da ngay bàyyi ba mu dem ngay dóor ci watit yi bi Sonko defee point de presse am mais ñu ndëbb ndaw si carrément kenn mënu ko gis pourquoi mënu woon génn ci moment boobu wax ko mais pourquoi ñu bàyyi moment boo xam ne léegi y a eu plus de 14 morts ba sëriñ si génn on fait des arrestations ni ngi nii blessé sëriñ si génn taxaw di gérer dossier bi di ko gérer demander à ce que manifestation yi opposition bëggoon def ñu ne leen nañ ko arrêté demander à ce que le président de la République wax ci rajo bi ñu def apaisement ñu ngi def ci ay démarches ba nga xam ne nag affaire baa ngi ni teg c'est à ce moment précis nga jël waxi sëriñ bi sànni ko fële di remuer le couteau dans la plaie. À quelle fin affaire bi mi ngi ci justice non seulement Sonko a bien fait parce que li mu wax ne nag ñoom duñ ci wax parce que duñ ci wax avocat yi duñ ci wax parce que Sonko dañ ko téye juge bi ne ko léegi yow kat maa ngi lay bàyyi nga dellu sa kër waaye dossier bi bu ci wax tant que demuñu tribunal waaw Sonko noppi waaw Sonko bu réagiroon tey après sortie femme bi luñ koy wax dañu naa ko ni kii c'est pas un républicain parce que mënoon da nga bëgg a jiite réew mi te doo respecter loi réew mi li nga ko waxoon si ko da ngaa war a wujji même bu ñu la woowee da ngaa war a wujji xam nga loolu lañ ko waxoon bii cette fois-ci bu réagiroon au lieu ñuy wax la mu réagir dañ naa ne moom xam na ni mi ngi sous contrôle judiciaire pourquoi muy réagir voilà il a bien fait de répondre il a dit que yàkkamte na dem procès kii nee na procès de plainte waay nañ bàyyi mbir mi bu seddee ba sedd ñu bàyyi juge bi def liggéeyam bëgguma dugg ci détail waaye xam nga ne kon dafa mel ni viol bi ñu doon wax léegi néewatu fa de waaw donc moi je crois que problème boobu daal Sénégalais yi doon wax nañ la majeure partie des Sénégalais yëpp maanaam sorti ñoom lañ doon wuti sorti bi amuñu ko parce que Sénégalais yi kenn gëmu ko ci parce que 99% sorti ndaw si defu leen benn effet kon nag nañ seeti benn yoon daal te ñu ci bari nag joxal nañ ci baaraam Me El Hadji Diouf quoi il faut que moom mu dal daal fët yi muy def il faut mu dal waaw tu es un avocat yaa ngi un dossier yaa ngi dem tribunal mais ànd ak dal pourquoi bataille d'opinion lii maanaam lii du mooy atte nit ñi maanaam ñëw taxaw di cëppal fii jël fii téléphone fii mais xoolal dossier Sonko xoolal dossier Adji Sarr Sonko bi ñaata problème la indi ba ci journaliste bi doon newoon sax leeral bi sax il paraît qu'il a démissionné féewale na avocat yi le barreau ñu ngay porter plainte seen biir le juge génne na dossier bi ci biir le commandant bi doon def enquête démissionné nañu GIGN bi loxo ba dagg na ca 14 personnes faatu nañ ci man mi démb rek maa ngi woon ci délégation PDS bu doon jaale ji dans le département de Pikine ñeneen ñi ngi dans les hôpitaux nekk ci dund ak dee ñeneen ñi ngi dans les prisons te kenn xamagul fu muy mujj léegi nag yow la créé woon problème bi nga xam ni Sonko ba léegi dugul kaso loolu lépp am yow nag nga jël la nga xam ne moo nekkoon problème ba nga koy tegaat ci table bi di ko remuer waat pour mu jógaat nga loolu bu jógaatee fu mu jëm est-ce que moom sax dina ci mucc parce que ci kas yi ñu doon kas këram bokk na ca këru keneen bokk na ci donc moom li muy def ni sax dafay mettre boppam en danger Me El Hadji Diouf c'est un avocat ne jouer le rôle d'un avocat mooy défendre sa client da nga koy défendre ca fa ñuy tribunal ba l'avocat buy défendre client am da koy défendre ca tribunal ba ñoom Bamba Kassé yi de les avocats de Sonko la kenn mësu leen gis ci genre yu mel noonu ñoom bu ñuy def point de presse sax
moom waa ji du fa nekk te bu ñuy def point de presse ci dossier bi la ñuy def la ñuy wax bu ñu ci paree pare nañ ci mais kii boo xam ne un avocat boo xam ne finalement da ngay dem ba da nga koy méngale koo xam ne sax doo comprendre lan la. donc na ànd ak dal ak tey bu dee mooy avocat ndaw si na defar ay dossiers yu wóor bu ko juge bi wooyee mu dem plaider ko bu ñu ko woowul nag am na droit def point de presse am ni man daal man ba léegi maa ngi xaar sama client bi danga noonu. et puis la dame la xanaa amul ay mbokk xanaa buy def point de presse am ni yaayam wala tantam dina toog la dame la je pense que war nañ ko sauver waaw parce que ni ko téye nii rek kenn xamul ci lu mu nekk. donc je crois que loolu laa amoon li may wax ci affaire écho boobu critique waaw critique de moom mooy critique rek man dama xaw a radical un peu man soo dee bind yenn yi rek damay def tey ci yow quoi waaw xoolal fa muy génn moom naa viol bi mi ngi xaar bébé kan moo ko wax loolu. tout ça dañuy ramener ci benn affaire mooy li gars yi di bind lii ñun bu ñu xalaatee fi mu ñuy yóbbu mooy benn mail boobu SMS boobu ñu waxoon ni waaye duñ ko tëj waaye danañ ko traîner dans la boue maanaam dafa mel ni objectif boobu mooy loolu maanaam dañuy xam nga fi mu toll nii Sonko niveau bi mu egg ak grade bi mu egg ñuy bind yenn ci moom gis naa Siré keroog Siré bu Sen TV muy wax Siré na def très attention ci li muy wax. parce que les gens analysent parce que bu demee xam nga parti du lépp la ñuy wax sax ci rajo c'est pas parce que da ngay def analyse doon neex nga wax si dafa wax ni non lii mu gis ni affaire bi yàq na deru Sonko et ça va faire l'implosion de Pastef non yow nekkoo ci parti xamoo yan conviction la nit ñi demee ci parti parti buy traverser crise yow xamoo li dëgg la wala dëgg waaw léegi su fekkee ni yàq der boobu ñi ko sabablu ba yàq deram yow koy da ngaa war a wax loo xam ne da nga naan ñii lii ñu jógtee pour yàq deram waa ji bu dul dëgg lii mënul yàq deram waaye nga naan vers l'implosion de Pastef non donc kon la SMS ba waxoon ni liñ ci jublu mooy waa ji dinañ ko diri ci ban ba mu tooy xëpp maanaam dañoo bëgg daal avant élection yi di ñëw daal waaye du tekkee dara ndax der bi dina yàqu yaxet waaye duñ ko tëj kaso kon nag bu ñuy génne yenn expression yi fii naan le viol va coucher d'un bébé nangam yooyu yëpp moi je crois que ça rentre dans cette dynamique là mais ñun loolu duñu yóbbu l'évidence. Macky 2012 invite le gouvernement à accompagner toutes les victimes. waaw Macky 2012 kay xanaa léegi Macky 2024 la wala Macky 2012 nee na gouvernement bi accompagner toutes les victimes président waxoon na ci discours am dina jël en charge ñi faatu les victimes souhaitons-le te mu gaaw bañ a bokk nii li amoon 2011 il paraît qu'ils ont resté 7 ans avant man souvent li gënoon gaaw moo di ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi te gis naa ne waa Pastef ñoom ñi nekk ci hôpitaux yi ngi leen di jàppale mais état bi jël en charge ñëpp ñu nekk ci manifestation yi. Docteur Moustapha Fall met à nu les dessous de la théorie du complot mooy li ma waxoon rek fi toll ni gars yi ngi génn ci barax yi comme ay jinax yu génn te affaire bi tànk kenn gisu leen waaw léegi nag sa positionné wu pour éventuellement li xew nga mën a Sénégalais yi doo kenn du leen dugal ci gàmm boobu léegi affaire bi dafay leer de populaire Sonko refuse-t-il le corps à corps mooy li ma wax rek gis nga ko de yéen bis tu as vu les titres Sonko refuse-t-il le corps à corps avec Adji Sarr mu ni elle le presse de jurer le président Pastef nee na mi ngi koy pressé pour mu waat waaye dossier bu nekk tribunal ñu woo waa ji def sous contrôle judiciaire nga ne Sonko refuse le corps à corps waaye léegi dañoo bëgg a génn ci cadre xam nga li ñu doon wax ni affaire bi affaire privée la xanaa lii dutul privé léegi nag
Aliou affaire bi privé la wala dootul privé Cheikh yéen a gis titre yi de maanaam nañ dellu ci SMS pare léegi nag loolu moo lay mën a permettre gis nga ci journaux yi ci bari li ma doon wax saa journal bu ne am na lu nekk ci ginnaawam soo xoolee titre yi ni ñu koy présenté soo defee jàngat bu xóot rek à partir ci titre bi rek mën na la yóbbu fu sori waaw xam nga lii Sonko réussi le Coran léegi nag yow moom ñaari affaire la ci jublu benn na jaay journalam boo ko xoolee ni waaw lan moo ne ci biir boo demee dafa fekk dara ñaareelu ka nekk ci ginnaaw objectif bi mooy traîner Sonko dans la boue waaw mooy titre bi donc loolu la Pop wax ñu ñëw ci le quotidien sortie médiatique de Adji Sarr Sonko et Adji Sarr procès verbal li ma waxoon beneen a ngi noonu de waaw SMS ba rek moom laa lay dóoraat yooyu SMS ba laa lay dóoraat waaw Sénégal yi yow nañ de le quotidien ma jàmbale ko moom nee na sortie médiatique de Sonko et Adji Sarr procès verbal L'Obs moom mi ngi ñëw ci ñi nga xam ne mine yi mbell yi ñoo maanaam suñu militaire yi nga xam ne mbell yi daal moo leen dal ba indil leen ay seeni cër yoo xam ne dafay wàññeeku ñu ci wax nag wane ci ay soldats yoo xam ne daal ñii dañoo dagg seen tànk ay blessé ci guerre waaw xam nga suñu waa GIGN boobu de loxo bi dagg xam nga loolu métti na waaw ñii nag ñoom ñun am xam nga moom li ñu wax naa on nous tue mais on ne déshonore pas ñu mat a bàyyi xel lañu parce que fu tàngee ñoom ñooy dem donc loolu mën nañ cee taxaw seetlu tuuti ñu waat na ci Adji Sarr moom it Adji Sarr Sonko question d'une rupture d'égalité waaye ñu ne ci Gambien yi tamit ñi 30 pirogues sénégalais yi ñoom lañu lakk ñu ci dépression des femmes après accouchement donc L'Obs daal li mu gën a titré mooy li nga xam ni mooy les mutilés lamb ji Eumeu Sène Lac 2 voilà kon mbokk yi loolu moom la ngeen jàngaloon ci xëtu yéenekaay yi ni ñu ko commencé woon nag ci suba jotoon nañ cee sori sax avant ñuy rendre compte ni jot ñu ko woon enregistré parce que kii bi dañ ko war a dugal ci net bi mais li ci ëppoon solo rek moo ci tënk rek mooy wàllu pomme de terre bi mu waxoon sànq am na solo trop parce que war nañoo béy di dundee ceeb bi war nañ koo béy di dundee pomme de terre bi war nañ koo béy di dundee soble bi war nañ koo béy di dundee am na fi suuf saa ngi ndox maa ngi fi gi des rek mooy politique boo xam ni dina mën a permettre ñu koy écouler waaye jaaduwul 150 000 tonnes di yàqu ci ñaay ba te nit ñi soxla pomme de terre bi fii il faut arrêter importation bi loolu mooy dëgg waaw loolu mooy politique def loo xam ni xale yi dañ mën a béy ca àll ba waaw soleil bi tamit wax naa ko sànq ci affaire vaccin bi problème de communication am na ci parce que communication moo ëpp lépp communication bu baaxee rek lépp jàll mais communication bu baaxul Sénégal yi léegi dañuy réfléchir quoi Sénégal yi léegi ñoom ñëpp mur léegi amul benn Sénégalais buy dugg ki mbir moo xam ne dara doy la il faut nga convaincre ko waaye da nga naa demal def rek mu jóg rek daa dem defi ko donc rationalisation dépense aussi wax naa ko ma ne leen à 2011 ba 2021 9 ans la on va pas me dire que depuis boobu ba léegi ñuy def rationalisation des dépenses dès depuis 2012 waxoon nañ fi rationaliser ñu dépenses Sonatel yi l'heure bi ça devait être l'heure du bilan voilà l'heure du bilan waaw donc bilan bi lañu waroon def ci dépenses yi nga xam ne def nañ ko yëpp maanaam
ñu xam li nga xam ni moo ci jëriñ waaye heure bii moom dutul rationalisation kon mbokk yi loolu moo nekkoon di ci yenn kaay yi ki leen ko doon defal di Ndiaye Peulh yi di leen jox dig daje nag suba ci samedi bi li ma waxoon sànq ci njëlbeen léegi dimanche bi comme heure yi dama jël sama gars yi nekk fële comme Allemagne ak Espagne su ko defee ñu jël li xew ci lundi ba samedi dimanche bi nii comme dimanche du am commentaire presse bi ñu càmbari ko point par point en direct loolu laa ko bëgg a doxale maanaam daal ñu def commentaire des revues de presse de la semaine waaw commentaire des revues de presse de la semaine loolu ñu koy def dimanche à partir de 9h jàpp 10h su ko defee poñ bu ne dinañ ci mën a waxtaan échanger ci parce que lu ci bari ci semaine bi loolu moo ci lay génn waaw di wax aussi ni ci kanam vers les coups de 11h midi avant midi daal dinañu defar revue de presse bi posté ko ci internet bi yi nga xam ni yëguñu ko woon ñu mën koo maanaam teelu kon nag ki leen ko doon defal di Ndiaye Peulh yi di leen jox nag dig daje ci VSD tey bu leen ko fàtte vendredi samedi dimanche bi ci la émission yi phare yi di dem ci guddi gi dina am waxtaanu diine samedi bi dina am ay live dina am musique gu démb dina am live ci diaspora bi yëpp dina am ci weekend bi kon nag di leen